asalaamaaleykum mbokk Yoff ñoo ngi nekk fii ci makkaan bi ñu dippee complexe commercial bu bees bu APEXI association pour la promotion économique culturelle et sociale bu Yoff fi démb ak tey pour waxtaan ak yéen ci liggéey bu ñu fi doon def depuis ay weer te ñu toll ci benn phase boo xam ne bii dañu war a libérer li nga xam ne mooy magasin yi nga xam ne moom lañ ci réaliser jotaayu tey bi nag li ko waral mooy dañu war a def signature officielle des contrats ak ñi nga xam ne ñoom la ñu tànn ñu war leen jébbal magasin yooyu suite à une phase de présélection de sélection boo xam ne bii def nañ ko nii jotaay bi di tëdd nag mooy dinañu jox léegi kàddu gi kii di Chérif Alassane Laye Diop ci ndigalu Jaraaf Seyni Gueye pour mu def la prière d'ouverture su paree dinañu jox kàddu gi El Hadji Abdoul Aziz Thiaw nekk le premier vice-président de l'APEXI moom El Hadji Abdoul Aziz dina présenter le mot du président de l'APEXI docteur Serigne Mbaye Diène dalal leen jàmm. alors bu ñu paree ci El Hadji Abdoul Aziz Thiaw dinañu jox kàddu gi Malick Sylla nekk le président de la commission d'attribution des magasins du complexe bu bees bi nga xam ne moom la APEXI réalisé fii moom Malick Sylla dina ñëw ci naka la ñu tëralee doxalin wi tànneef bi ba ñi nga xam ne ñoom la ñu ko jox ak ci yenn anam lañ leen ko bëgg a joxe. bu ñu paree ci loolu dinañu jox kàddu gi kii di Jaraaf Seyni Gueye wala ñu mu délégué ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi fi toog ñu daal di jël seen kàddu wax ko ci li nga xam ne moom la ñu gisee liggéey bi ak tëralin bi nga xam ne moom la APEXI di liggéey fii ci Yoff ci wàllu wi. bu ñu paree ci loolu nag danañu tànn benn ba ñaar ci ñi nga xam ne ñoom ñooy attributaires yi ñu daal di def la signature officielle à titre d'information te bu ñu paree aussi danañ leen jox kàddu gi ñaar wala kenn ci ñoom mu daal di joxe impression wam nga xam ne dafay bokkaale ci élément bii nga xam ne moom la ñuy jàll ci réseau câblé yi. di leen xamal ne nag ñoo ngi fi nekk ak suñuy partenaires Yoff Média Info Yoff TV le courrier Yoffois ak lenn ci ay membres commission bi nga xam ne ñoom la ñu dénkoon liggéey boobu ñu war ko saytu ak ñi nga xam ne ñoom la ñu ko jébbal di leen gërëm di leen sant ci teewaay bi sans plus tarder dañuy jël kàddu gi jox ko Chérif Alassane Laye Diop mu def la prière su paree aussitôt après El Hadji Abdoul Aziz jël ak Malick Sylla ak ki nga xam ne moom la Jaraaf Seyni délégué pour mu wax au nom des invités. bal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim allahumma bi jaa'il fatihi lima ughliqa iftah lana min kulli babin khayra فتحته على سيدنا محمد رسولك بجاء الخاتم لما سبق اختم لي بخاتمة الناجلة راجين الذي خير لهم قل يا عبادي الذي اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبجاء الناصر الحق بالحق انصر لنا على جميع اعداء نصر الذي خير الكل فاتخذنا خزوا خالا اعوذ بالله ان نكون من الجاهلين وبجاء الخادي الى صراطك المستقيم اهدنا صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم نجنا مع الناجين ولا تهلكنا مع الخالقين صفا سنا والملك الدائم والى مسلم اللهم باب البشرى بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. di yëkkati kàddu ci turu comité directeur APEXI donc président Serigne Mbaye nekk ci bopp ba di am mbégte di dalal ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi ñëw tey ñu war a signer ak ñoom convention de partenariat donc. ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jox magasin yi nekk ci suuf ci centre commercial bi nga xamante ne ñu ngi koy liggéey te pareegul di ci profiter aussi di tàllal loxo ñaan kilifa yépp donc dalee ko ci Chérif Mouhamadou Makhtar Laye xalif général des Layènes imam ratib ak imam yi nekk ci Yoff yépp ak boroom xam-xam yépp ñu ñaanal ñu sumba bi ñu sumba tey ba di livrer première partie bi yàlla yombalal ñu kàttanal ñu ba ñu mën a àggali lii ci des fi wax ay fan donc li ñu fi dajale nag tey as wa naka tantôt mooy signature de contrat ci magasin yi donc ci turu APEXI dañuy ñaan suñu borom étape bi nga xamante ne ñu ngi koy posé di jalon bu bees ci suñu diggante ak partenaires yi après Baye Malick dina ñëw ci ñan la muy partenariat boo xamante ne njariñ kese moo siy judd donc di si am yaakaar trop parce que tànn bi metti woon na trop ndax ñi bëggoon bari nañu mais ñi si seen wërsëg nekk rek ñoom ñooy am yàlla nañu ko muurloo
di profiter si mot de bienvenue bi pour vraiment beral ngërëm ñi nga xamante ne ñoo porté wala taxawu liggéey bi ba fi ñu toll nii parce que aussi dañu am ñaar ñoo xamante ne ñu ay kilifa lañ si ñun taxawu liggéey bi muy suñu kilifa di deuxième vice-président daf ka dab poste bi donc di président Moutoufa Gueye ak Mame Alsane Beng ñoom ñoo ñi nga xamante ne ñoo doon xëy ci chantier bi en permanence liggéey bi bu gaawee nii ba ñu mën a joxe magasin bi grâce à ñoom la yal na leen yàlla suñu borom fay seen taxawaay donc barke bi mu wàccee ko ci njaboot gi yëpp mais aussi commission bi nga xamante ne ñoo ñu liggéeyal ba ñu mën a tànn bu mucc ayib donc commission boobu Libaas Laye Dieng di trésorier APEXI ak Malick Silla porté woon liggéey boobu ànd ak administration bi docteur Asma Mbouy vraiment taxaw si document yëpp ba mu nekk ko am yaxanal ñu ko ba mu am conformité benn bi ñu tase en commission discuter si ñooñu aussi bu ñu ñëwee fii dina baax si kanamu Yoff gépp gannaaw ba Yoff la ñoo liggéeyal seen ab liggéey vraiment ñu fesal ko mais aussi ñi nga xamante ne ay personnes ressources lañ nekk ci biir commission boobu bàyyi seen ay yitte di ñëw di réunion ak ñun ku ci mel ni Elimane Mbeng secrétaire général bu Frey Yoff donc ñëw na indi expertise am ku ci mel ni suñu maître bële monsieur Ndoye di Mbaye Ndoye ñëw na aussi indi expertise am bu ñu tuddee ñooñu parce que ñoom ñooy woon kilifay commission bi ak Adja Maguette Ndiir Caba Ndiir autant pour moi bu ñu ñëwee fii tey ba war a finaliser première étape bi dina baax aussi vraiment ñu delloo leen njukkal seen liggéey bu mucc ayib la bu rafet la te dinañu am yaqiin ne comme ni ko yàlla waxee ci alxuraan rek hal jazaa'ul ihsaan illa al ihsaan donc yiwu yàlla woowu yàlla bu mu leen ump yàlla na yaatu ba waa Yoff gépp bénéficier wu ci donc loolu daal la ñu amoon ci kàddu yu ubbee di vraiment dalal ñi nga xamante ne suñu ay partenaires lañ à partir d'aujourd'hui di ñaan suñu boroom partenariat bi nekk partenariat bu fekkoon li ñu ci yootu yëpp yàlla may ñu lu raw suñu njort loolu daal la ñu amoon ci ubbee di ñaan suñu boroom chantier bi yàlla kàttanal ñu ba ñu ñëw inauguré ko balaa weer yomb na yàlla nañu ko yàlla defal kilifa yi kenn na bañ a manqué yàlla dooli jàmm ci dëkk bi parce que jàmm bu amul du ñu mën a toog di daje fii vraiment loolu daal la ñu amoon ci kàddu ñuy yëkkati xaw naa sukkatu ndëkk ñu ngi see jékkalu dañu doon ñetti rek ci ndigal parce que loolu moo ci am solo ndax APEXI lépp lu muy def rek ci ndigal la koy defee te comité d'honneur bi moom mooy joxe ndigal loolu moo dégager orientation yi ñi nga xamante ne ndëkk ñoo ñu jiitu du ñu dañ di leen ñaanal parce que ñoo sampoon APEXI yàlla na leen yàlla xare aljana ñi fi nekkandi yàlla dëgëral seenu fan. ci premier point bi muy projet bi comme niñ ko waxee APEXI dans sa stratégie globale dafa am ay objectifs de financiers yoo xam ne moo koy permettre mu mën a atteindre ni mu bëgg a dimbalee dëkk bi donc bokk na ci ay investissement yu ñuy def yoo xamante ne mooy tax ñu renforcer capacité financière u APEXI projet bi foofu la dugg on a fait une démarche ba maanaam financement bu tax ñu mën a def benn immeuble R+2 boo xamante ne bu paree dina mën a générer ay recettes additionnelles ñu xam ne ni dina am montant bu xaw a significatif pour dugg ci budget global u APEXI bi donc projet boobu moo nekk nii liñ ci def mooy tey finaliser nañ phase 1 bi mooy magasin yi nekk ci suuf dañ ko accélérer pour mën a am très rapidement des rentrées de revenus donc looloo sabab ñu constitué woon benn commission en plus de détails yu travaux yi nga xamante ni Abdoul Aziz ñëw na ci sànq niñ ko doxalee ñu arrivé à def à partir du premier en tout cas à partir du mois de novembre ñu mën a rendre fonctionnel magasin yi maintenant pour attribuer magasin yooyu nag dañu constituer benn commission
ba nga xamante ne ñi ko constitué au départ mooy d'abord des membres yoo xamante ne CD bi moo joxe mandat CD wu APEXI ñu constitué commission boobu mooy d'abord une partie composée des membres du bureau, une partie composée des membres yu ñu sélectionné ci comité directeur bi le CD, une partie composée des membres de la commission patrimoine bi nga xam ne domaine d'intervention am la ak des délégués et représentants de la coutume ak ñu nekk organisé Yoff d'une façon générale et puis des personnes ressources wax nañ leen fii léegi comme ku ci mel ni Elimane Beng, Djibril Dieng, tonton Djibril ñooñu ñi nga xam ne ils sont dans Yoff mais en même temps escalité quoi donc ñooñu ñoo composé commission bi nga xamante ne moo doon attribué marché bi donc bu ñu constituer commission boobu ba pare def nañ 2 rencontres sur ndigalu CD APEXI rencontres ya nga xamante ne elles nous ont permis dans un premier temps de définir critères yi nga xamante ne moom la ñuy tànnee ñi nga xamante ne ñooy jël magasin yi donc avant loolu ñuy def commission boobu dañu def appel à manifestation d'intérêt ci dëkk bi maanaam ñu wax ne APEXI defar na lii ay magasins yu ñuy loué la ku mu intéressé voici conditions yi ngay demee manifester sa intérêt parce que vocation bi tam mooy bu ñu ko defaree ñu mettre à la disposition de waa Yoff yépp quoi donc bi ñu defee loolu commission ñi def seen soumission après ñu def beneen sélection lu ñuy wax appel à concurrence nga xam ne bu ñu jëlee ñi soumissionné ñëpp ñu def seeni offre financière et technique ñu soumettre ko commission bi nga xam ne moom laa présenté sànq moom sur la base des critères techniques yi nga xamante ne moom la définir mooy caractéristiques yi nga xam ne tey kuy soumissionné ñu xool ndax la mu fay def éligible na par exemple ndax amul antériorité ak APEXI yu demee noonu daal yooyu yëpp ñu pondéré kat jox leen notation foofu jël leen tam trier leen tam ci seen proposition financière donc ba ñu defee loolu ba pare il est sorti une présélection de 3 moo xam ne ñoo gagné 3 par magasin et parmi nag ñooñu lañ def une deuxième séance pour def entretien ak ñoom et bi ñu defee entretien ak ñoom ba pare ñu xool le meilleur parmi ces 3 là après ñu sélectionné ko jël tam les suppléants pour en cas de ëllëg ñu mën a jël ki nga xam ne mën na ko suppléer donc globalement approche boobu lañ jël dans l'attribution des magasins maintenant bu ñu finaliser processus boobu yépp nag moo ñu travailler parallèlement ci contrat yi nga xam ne mooy lié suñu diggante ak ñooñu yore kii bi nu mu tuddati ñi gagné par magasin parce que n'oublions pas que APEXI def na ko déjà donc dañu tirer expérience ci yi nga xam ne defoon nañ ko avant pour partager ko ak commission bi compléter éventuellement manquement yi ñu ci mën a gis pour arriver daal à un produit ba nga xamante ne contrat la buy lié APEXI ak soumissionnaire bi mais vraiment préserver intérêt wu chaque partie ci relation boobu donc loolu mooy dernière phase bi nga xam ne moom lañ tollu tey pour résumer daal constituer nañ commission bu représentative pour ñu mën a def choix bi ci ndigalu CD bi définir nañ critères yi leen di départager procéder nañ à la sélection et aujourd'hui dañuy finaliser mooy tey magasin bu nekk kañ fa jël mu ñëw avec son représentant désigné ñu procéder à la signature qui va nous permettre aujourd'hui d'atteindre notre cible parce que bu ñu déparé magasin yi dañ ne woon magasin bu nekk dañuy estimer à peu près mooy li ñuy wax ñun le prix plancher mooy woon suñu cible bi ñuy permettre ñu mën baser aussi loolu pour mën a négocier donc finalement on a eu vraiment un taux de réussite assez élevé autour de 90% de la cible bi ñu doon wut quoi donc ñu ngi ciy sant yàlla satisfaire woon na commission bi maintenant li ci des mooy tey ji ñu finaliser signer contrat yi après rendre fonctionnel magasin yi à compter de ce mois incha allah pour que mu mën a jural Yoff
les revenus yi nga xam ne moom lañ doon xaar et puis mu mën a également contribuer ci plan de recette globale bi APEXI di def léegi bu ñu paree ci phase bi dañuy continuer travaux yi avec un objectif rapide ñu pare lépp li ci des ci kaw ay appartement la bu ñu paree yooyu itam ñu procéder de la même façon pour incha allah atteindre objectif global bi nga xam ne moom lañ bëggoon a def quoi donc. di wax ci turu président Fray Yoff loolu la ñu wax Fray Yoff di ay ndaw yoo xamante ne bii mooy la première chambre coutumière ci Yoff ni mu tëddoo ci wàllu cosaan ak aada. mbir mi nag tey comme ni ma ko waxoon rek dañ ci am satisfaction bu rëy a rëy rëy ndax am na ñoo xamante ne ñi bi ngeen di door programme bi ñu ngi woon ci biir APEXI tey ji yàlla def na mbir mi toll na fi waaye newuñu fi tey jiitu nañu ñooñu ñaanal leen yàlla na suuf oyal seen kaw yàlla xare leen àjjana yàlla defal ko bépp Yoffa boo xamante ne bii jiitu na waaw bon profité si occasion bi rek di woo Yoff gépp li ñuy wax ni au nom de la collectivité lébu de Yoff di ñaan yàlla mu tàppe xol yi ñëpp bokk joxante loxo ubbilante seeni xol loo yéene sa bopp nga yéene ko sa morom te muy jàmm rek ndax si jàmm rek la lépp xaj développement mënul am ci dëkk boo xamante ne bi jàmm amu fa ndax bu boobaa ku nekk di nga tal sa bopp ku nekk di nga tal sa njaboot pour mu raw waaye bu paix sociale bi installé woo bu boobaa ku nekk di nga mën a am dal xel bàyyi njaboot gi dem liggéey pour dëkk bi. di ñaan li ngeen def ni tey cérémonie bi yàlla ngeen ko def yu bare bari mu wesaaroo si dëkk bi bay tout Yoffa toute Yoffaas gis ci boppam. tey ji ngeen nekk ci pratiquement finalisation wu ouvrage bu toll nii ba ñuy jëm ci di joxe ay magasin yu ngeen réalisé woon dëkk man sama rôle en tant que président mag Yoff mooy féliciter leen parce que nag da ngeen def bénévolat au service de la communauté loo xamante ne lii ku ci nekk ci yéen mënoon na dem dawali boppam mais ngeen dawal ko communauté bi woon nag loolu ñun li nga xam ne ñun mooy suñu cër mooy ñu sant leen ñaanal leen. lii dafa am solo boo xamante ne bii vraiment ñun buñ fi jógee it suñuy arrière petit-fils laa wax danañ gis lan la fi APEXI liggéey parce que du nekk waxu kese day nekk loo xam ne liñ jëmmaal lu fi taxaw nag woote na ak waxi kese te li ñu jëmmaal nii mu taxaw nii yàlla mun na def mu nekk ay building yoo xamante ne yi vraiment dañ daan APEXI loolu laay ñaan vraiment mu ñu def ko beneen bi mooy ñoom façon bi ñuy liggéey tooguñu rek bu ci bureau di xalaat seen xalaat rek yemale ko foofu déedéet dañuy liggéey façon boo xamante ne lépp li ñu yaakaar ne am na keneen koo xamee ne xaw na ci am tuuti ñu associé li ci boole li ci donc ouverture boobu ñu def ba nga xamante ne liggéey bi yemul ci ñoom bureau rek képp ku ñu yaakaar ci Yoff ne am nga tuuti xam-xam ci li ñu yaakaar ne moom la ñu war a def li ñu yaakaar ne la war nañu war a def fa la lañ ciy boolee ba nga bokk ci d'abord avant ñuy matérialiser quoi que ce soit donc bu ñu yaakaaree rek associé nañ leen déjà donc loolu rek war nañ leen ci gërëm bu baax parce que école la boo xamante ne bii ñëpp war nañ ci jàng parce que du ne maa xam rek tëju rek di xalaat rek def rek génne déedéet da ngay associé bu associé ñeneen yaatal ku ci nekk indi xam-xamam ñu def synthèse bu ñu defee synthèse nag lan moo ci gën ñu bokkandoo ñun ñëpp jëlandoo ko donc vraiment maa ngi leen di sant leen gërëm. moo bëggoon fàttali rek ne à la suite de lii Baye Malick présenté sànq muy rapport commission bi pour waa Yoff xam ne parce que dafa am benn boo xam ne bi xaw nañu dab ci liggéey bi mooy ñu bari annoncé nañu yëgle nañu mais après dañu wax ne yëguñu moo tax ñuy profité ci tey xamal leen ne bâtiment bi am na fukki studio yoo xam ne dañ ko war a finaliser mooy liggéey boobu ñoom Aziz doon wax léegi fukk lañu am na 2 ci suuf premier étage am na 4 deuxième étage am na yeneen 4
soo ko boolee mu nekk 10 studios 10 appartements yoo xam ne yi modulable la mën nga ko utiliser pour mu nekk agence mën nga ko utiliser dëkke ko te ñii nga gagné magasin yi ku ci soxlaa aussi mën nga postuler waat nga ñëw ci biir ñii ñuy seetaan bés bu ñu demee ba mu pare comme ni ñu defoon ci magasin yi danañu jàpp bés oote pour ngeen def visite guidée parce que ñun bëgguñu gàddu axu kenn bëgguñu nit ki ñëw di waxaale loo xam ne xamul nu mu mel moo tax ñuy jàpp bés boo xam ne bii day nekk visite guidée ak techniciens yi ñu àndal wala ku mel ni président commission bi mu ñëwee ñu wax la au détail près nga xam lan moo fa ne superficie bu nekk danañ ko génnaat comme ni ñu ko génne woon ci magasin yi lépp lu ciy commodité ak spécificité danañ ko génne ci tableau bi ba pare nag génne le prix plancher bu ko defee kii di saytu kii bëgg xam li muy bëgg lan mooy mandarga yi mu xool lan la ko jaral lan la ci man bu ko defee ñu war a mën a waxtaan ba jubboo parce que APEXI éthique dafa am ay orientation yoo xam ne si lay fonctionner lii tonton Djibril wax dëgg la loolu benn la ci mais ngeen xam ne daal bés bu paree rek danañu defaat annonce bi ñëpp yëg ko danañ oo waa Yoff TV danañu oo waa Yoff Média Info ak fépp fu ñu mën a am rek muy réseaux sociaux yi pour yëgle ko bu boobaa it ñu organiser la visite guidée ku mu intéressé nga ñëw boo paree ñu jox la formulaire bi ngay remplir commission bi siège waat ñu daal di attribuer ñi nga xam ne ñoom ñoo koy teewoo loolu laa bëggoon wax bu ko defee ñu jox kàddu gi alors Jaraaf Seyni moom. bismillahi rahmaani rahim ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax ci kàddu dëkk bi waa dëkk bi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla doo leenu jàmm. APEXI gi mooy association maire ci dëkk bi mooy association bi nga xamante ne Yoff gépp ko bokk ñëpp kii fi mag ba kii fi gën nekk ndaw ñëpp ñoo ci bokk. ñi nga xamante ne tey li ñu liggéey nun waa Yoff noo ko moom waaye dañ ko liggéey bu pare jël ay nit ñu ko soxla bëgg ñoo àndaa ñoo wax ak ñun ñu signante ñoom ay contrat ba ñu jox leen ko li ma wax waa Yoff moo di ñii bu ñu leen defar bu ñu leen jël ne ay contrat la ñu signé ñoom dañu leen di téye comme ay partenaires waaw ñii ay partenaires lañu waaw ñii nga xam ne premier client yi ñu jëkk am ñun bu ñu leen téye ne yaa ngi ma dégg xoole leen ne ay locataires déedéet ay partenaires lañu ñoo xamante ne tey jii li ñu leen dénk li ñu bëgg ci ñun bu ñu jox leen ko nun noo leen war a dooleel ji moo di ñoom li ñoo liggéey produit yi ñuy liggéey nun waa Yoff nun ñëpp ñu ànd defal leen publicité di ñëw li ñuy jëfandikoo ñun ñu koy jënd waaw parce que bu ëllëgee loolu ñu ci am mooy tàbbiwaat ci nun parce que bu ñu silul am dara kon duñu mën a am dara ba dafi yàgg donc kon nun ñu téye leen comme des partenaires ñoom tam ñu téye nu comme des partenaires pas ay locataires dégg nga de nu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla dolli sutura yi. To bring more investor to improve the economy for this country, great country. I'm very happy to be with you and hope more investment and successful for everyone for her. ku nekk ci turam ak santam mu ngi rafetlu tamit liggéey ak kenn ku nekk ci yéen mu ngi ñaan mu doon lii ni mu nekk réussite ci ñun ñëpp ci moom ci ñun ñëpp